mbokki ji tey nag Mody Guiro lay dalal secrétaire général CNTS di Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Rendez-vous à 8h pour la deuxième partie et puis merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous accompagner dans la bonne humeur exceptionnelle aujourd'hui. Merci et à très vite. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. RFM matin. RFM matin. émission bi yeewaa Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan Mody Guiro salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. yow yaa jiite mbootaayu syndicat bu ñuy wax CNTS di bi jiitu ci réew mi ñu nuyu Georges Tech Diop bi ñu àndal ci waxtaan wi fileeg lu yées weer fête du travail 1er mai. waaye li ko jiitu xëyum ndaw ñi la ñuy waxtaan ak yow tey mooy rawatina li njiitu réew mi wax keroog ne 65000 emplois dina ko joxe juróom benn fukki junni ak juróom ci ay xëy juróomi junni ay jàngalekat lay doon la ca des ñu dem ci mbay meeg pavage ak ñoom seen est-ce que yow en tant que syndicaliste loolu njiitu réew mi wax mën naa ne. waaw maa ngi lay nuyu Babacar di nuyu Georges di nuyu auditeurs yi ñuy déglu ñun ñëpp comme ni nga ko waxee léegi 1er mai ñëw mais loolu xam naa daañu ci mën waxtaan beneen yoon di wax ni discours président de la République ci li mu wax ni dana jox xëy ndaw ñi maanaam 65000 emplois ci 80 milliards yu mu tëral ba pare ne ci 65000 emplois yi maanaam juróomi junni yi jàngalekat yi la koy jox. donc muy loo xam ne lii mën nañ ko gëm ndax président de la république moo jiite réew mi comme ci li ñuy wax budget ak fi mu koy jële moo ko xam diggée nag boo xam ne bi dafay suuxat maanaam espoir maanaam yaakaar ku rëy ci xale yi ci jeunes yi ñu ñaan yàlla yaakaar boobu yàlla ba mu tas yar na mën a nekk gëm naa ni war na koo mën a def bi nag di am solo mooy na dem ci condition yoo xam ne day am nekk condition de transparence ndax Sénégal li bëri di indi problème mooy souvent dañuy nëppal làqatu alors que dañuy utiliser argent public te argent public la nag bu fekkee ni jël nañ Mody Guiro fenn nañ koy mën a siiwal xam ne Mody Guiro ko jël nañ ko bërëb sàngam ci liggéeyu sàngam su fekkee dañ koy di ko publier nit ñi déglu daañu xam ne ndax am na walla amul bu ñu xëyee rek def ay annonce léeg-léeg mën nañ ko réaliser dans la pratique mais au fond nit ñi daañu am sikki sàkk ndax am na walla amul ba pare dana permettre àddina bi liggéeykat yi askan wi xam ne li ñu waxoon kat ñu ngi koy def beneen bi mooy yaakaar boobu aussi dañ ko war a def ci wàllu bana parloo ndax Sénégal aussi souvent boo dégloo discours yi xale yi sax bu ñëwee di la seet si naan dama bëgg kii kat ku nekk da nga yaakaar ni intervention rek mooy permettre ñu am dara or dañu war a démocratiser processus jox citoyen sénégalais li ñuy wax ci réew mi les mêmes chances parce que nous sommes tous d'égale dignité 300 milliards 350 milliards tey ñu egg ci 450 bu ñu ko dégloo ci discours am est-ce que jàpp nga ne li ñu tëgg la bu baax. waaw man je pense que ni président bi du wax ay yenn chiffres comme ça parce que aussi dañu nekk ci benn état structuré bu organisé. te problème fekk chiffre ni ñu changé dafa gaaw 8 mars 300 10 mars 350. xam nga boo dégloo DER. ki le directeur général de la DER boo waxee dafa la naan. portefeuille en termes de demande d'emploi 330 milliards la alors que 330 milliards la ci 30 milliards yooyu mu yëkkati par le biais des banques 64 milliards mu war la donc am na loo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour ni besoin yi kat xëy na war na dem tel en niveau mën na am c'est des estimations mais foog naa bu ñu ne ba 450 milliards def ko ci emploi mën na nekk parce que tey le défi majeur de nos ci suñu réew comme suñu réew te jàngat nañ ko ci événement yi passé la ko indi peut-être di ko déclencher problème politique la mais le fond problème bi fond dafa wane ni Sénégal
population yi niveau de pauvreté bi chômage jeunes yi ak sous-emploi bi moom la man loolu laa ci jàngat. yéen def ngeen ci ay xayma natt ko fi mu toll. man loolu dama ko jàngat man loolu laa bind. ci sama déclaration ba mu amee ne nañ ko jàngat xam ni lii kat dafay wane ni le niveau de pauvreté agsi na foo xam ne fi ak sous-emploi bi ak chômage jeunes yi moom moo indi lii donc suñ demee ba indi lu mel. parce que dafa mel ni dañ koy bayal ñun ñëpp kilifa yi njëkk ci maanaam fi ñàkk gi toll ak coono askan wi dafa mel ni gars yi bi nattuñ ko natt bu baax. non dañ ko war na gis parce que bu kenn nag natt sa xam nga bu Sénégal ñu ñëpp a ko bokk dëgg bu amee dañ koy wax buñ ko làq-làqal man loolu laa bind loolu laa wax te loolu laa gëm boo ko natt rek war buñ ko gënee xóotal daañu ko gën a gis ndax nit ñi aussi. sori wu ñu leen ñoo ngi leen di gis donc buñ ko nëppal am na mais nga xool aussi xale yi suñu population 64% amuñu ëpp ñu 35 ans amuñu 35 ans donc muy bombe à retardement te li ñu lay wax ni boo seetloo suñu discours yi ñuy def yëpp 1er mai at yi passé yëpp da nga ko ci gis kon ñu ngi gis muy ñëw donc dafa nekk loo xam te yemul rek du Sénégal rek fépp la. kon ñu wax ni nañu fexe ba espoir boobu 450 mètres c'est possible parce que budget bi ñu am mën nañ ko ak mën nañ suñu Sénégal mën na lever fonds yi ëpp loolu jëmale ko ci ndaw mais li am solo mooy buñ ko mobiliser fan la jëm xam nga boo defee boo nattee def annonce yu toll nii susciter espoir bu mag fexeel ba buñ koy mettre en œuvre mu nekk dans la plus grande transparence et la plus grande rigueur si sama gis-gis bu ñu nee dañuy jël bu ñu bàyyi ñi nga xam ne am nañ formation ba pare muy jàngalekat yi ñu ngi FASTEF bés bu nekk ñu marche ñu ngi ñaxtu ay promotion génn nañu liggéey nañ formé nañ leen jël en priorité ñi nga xam ne aussi dañ leen jox nañ leen former parce que formation dafa baax ci na nga xam ne li mooy liggéey beneen bi mooy ña nga xam ne ñu aussi amuñu chance ñu former leen maanaam beaucoup de jeunes sont dans le secteur informel nañ leen encadrer formaliser leen mais avec un accompagnement incitatif te loolu am nay pexe am nay ay solution xale doo ko jox ne damay financer auto-emploi am na mais il faut prioriser des projets porteurs d'emploi maanaam moo di gërëm bu ñuy am projet bi na doon loo xam ne du moom du yem ci moom rek mais nag sa ñaata emploi lay créer dafa am effet démultiplicateur mu def effet boule de neige. est-ce que du foofu la mbir mi gàllankoor am ba ñenn ñi di jël ay financement DER sax tax ñuy dem ba jël gaal yi. beneen bi dafa am war am suivi parce que boo amee structure de financement il faut aussi nekk ci à côté parce que un projet boo defee sa investissement retour sur investissement c'est un temps bien déterminé mënoo investir tey ne bénéfice day ñëw tey. si des projets bi am que retour sur investissement au moins ñenn projet dañ dem sur 5 ans mais boo amul ku la encadré amul suivi projet bi di nga ci def xaalis kooku yaakaar ni xaalis bi moom bu duggee da war na ci mën a régler ay problèmes quotidiens c'est pas vrai. donc projet yi day am à côté accompagnement ñi leen accompagne muy am des analystes financiers yoo xam dañuy topp la nga xam ne moom lañ leen di jox fu ñu koy dugal beneen bi toujours boo financé nag public. ku ñuy financé nañ la defal projet nañ la defal un contrat ne li ñu la financé kat da nga créer nangam emploi moom la ñu wax soo ko defee aussi la ngay def daañ ko publier mën na mu bañ am nëbb-nëbbal parce que moo di gërëm mën na am projet ñu financé ma fii ma dem fële parce que xam naa procédure yi ñu financé ma foofu ma demaat fële ñu financé waat ma moo tax nit ñi naan nañ ko def un guichet unique pour que soo amee fii bañ a dem fële. parce que 90% peut-être des jeunes qui ont des potentialités am nañu xam-xam am na xarañ nañu bëgg nañu am dara mais xëy na mënuñu procédure yi moo tax bu fekkee dañ naan dañuy dem dans les localités def ko foofu c'est une bonne chose mais nañ xam ni li ëpp solo mooy nit ñi am ci procédure nan la ñuy def ba capter financement boobu waaye bu ñu ko capter aussi ñu xam nañ leen di accompagner pour que seen possibilité de réussite mën a nekk parce que projet yu bëri mën nga ko financer mais am na taux de mortalité buy am du projet bi ngay réussir donc nañ pour du ko may chance ñu réussir nag mooy nit ki il faut mu am formation il faut mu xam luy gestion parce que aussi moo digg doo ko jox rek xamul nan la ñuy gérer
nga jox ko 5 millions mu yaakaar ne 5 millions yi bu demee jënd ci boutique am wala def ci dara mais da nga koy wax nu muy gérer lan lay mën a denc pour jël. On a eu des exemples comme ça wut nañ financement jox ko ay xale jox ko ay chômeurs. depuis FNPJ. mais man sama wàll boobu def nañ ko seen créé nañ ay financement ak Ziguinchor pour jàppale ñoo xam ne dañ pertoon seen emploi créer leen des structures usine à glace mi ngi foofu nga am yaakaar ni xëy na daañu ko xam ne seen moomeel la 127 millions def nañ ko ci benn structure foofu mais tey seen compresseur dafa panne parce que seulement ni ñu ko gérer. yaa xamuñ ni dañu war am luñ denc pour amee panne ñu réparer ko léegi il faut nga dem arrêté na ils sont tous au chômage alors que loolu boo leen ko jàngalu au départ nga am ku leen di topp di vérifier day nasaxal li nga xam ne effort bi nit ñi def loolu moo tax man dama yaakaar ni ku ñuy financer nañ la defal benn contrat ne la kat di ngay def xaalis public la suñ la ko joxee kat di nga ko fay soo ko fay lii moo lay teg mais aussi boo koy projet bi war na am ay emploi yu mu créé parce que du yow rek am na ñeneen ñu war a ñëw même bu doon benn liggéey suñ la ko defalee ba pare daal ni encore il faut que nga xam ni ce bilan dañ koy publier maanaam moo digg rek lebal nañ ko 5 millions 5 millions yi kat nekk parce que champion yi noonu lañ leen di gisee am na ñoom dañ am flair ci affaire mën nañ ko xam boo leen joxee dara mu bëri mu néew seen flair may na leen ñuy progresser boo leen jàppalee am na ñoo xam nag boo leen former ba ñu xarañ duñu dem mais am na ñoo yàlla may na leen loolu foofu lañ ngay commencer di détecter xale yoo xam ni vraiment boo leen pousser ñu dem mais ñu xam ni xaalis bi ñu leen jox bu amul làq-làqal xaalis dañ la ko lebal li ngay def daañ ko publier ce bilan dañ koy publier parce que structure yu mag sax dañ koy def. mais bu weesoo projet yi li njiitu réew mi nas ci 65000 emplois yooyu am na yoo xam ni liggéey ñu fay la maanaam da ngay liggéey ñu fay la tudd na mbay tudd yeneen. mbay mi dañ ko yàgg a wax te sottiwul lan moo war a tax rek ñu gëm ni bii yoon gone yi dinañ mën a gis seen bopp ci mbay dem daan ci seen doole ba am dara. xam nga mbay mi ci sama gis-gis mooy secteur bi gën a mën a joxe emploi mais pour que nit ñi sawar ci il faut ñu mun ci am yaakaar maanaam bu fekkee ni moo di gërëm mi nekk ci dëkk ba ci village bi gis na ni Samba rakkam ba mu bàyyi na ko foofu ñëw Ndakaaru di dëbal moom mu des fa di béy bu fekkee Samba ñëw na di def loo xam ne la wala di def yoo xam ne moom moo ëpp ci li mu am ci mbéy mi xam nga kooku du am day yaakaar ni dëkk bi moo gën a neex fi mbéy mi tôt ou tard day jéem a bàyyi ñëw fekk si ko waaye bu fekkee Samba jóge na bàyyi na ko foofu dem mu ñëw fekk ko moom muy continuer di béy di am di naat ci li muy béy maanaam di ci dund di ci gis njëriñam la muy jéy muy dem kooku dootul am sawarte toog fi day dem fekk si ko kon nañ fexe ba ñi nga xam ne ñoo ngi sur place d'abord ñu nekk dans des conditions acceptables di béy la nga xam ne li daañ ko mën a écouler te béy du da ngay béy transformé il faut que ñu am valeur ajoutée bu mag bu ñu mën a béy parce que chaîne d'approvisionnement dañ ko war a valoriser de bout en bout soo demee foo xam ne fi ay fur yu ñoo fa bëri ñu koy gàddu di indi Ndakaaru muy nëb ci yoon bi mais nañ ko unité de transformation nañ ko def foofu au lieu ñuy importer des produits yoo xam ne bi nga jógee ba Arabie Saoudite amuñ sax ay garab ñoom dañ indi seen produit ñu ko jaay fii donc loolu dafay chaîne dañ koy war a def formation bant yi ñuy jël toujours ma gis ko ci télévision bi jël nañ ay tronc d'arbre retiré nañ ko fële parce que Gambie nañ def école de formation fu institut de formation Ziguinchor wala Sédhiou nga xam ne ñi fay dugg di jàng bant rek la ñuy jàng di ci technologie bois ba design bi ça prend du temps mais jeunes yi dootuñ dem di ñëw fa la ñuy toog ku soxla meuble boo demee fekk meuble finition bi yëpp doog wuti feneen loolu mën na nekk. mais ni loolu yëpp amagul jamono ji nag est-ce que li ñu bëgg ci mbéy meek lu ni mel est-ce que dana am njeexital. mën na am loo gis volonté la ak politique ak encadrement mën na nekk man je pense que ni li gën a bon mooy bañ a jéem a def dara parce que jéem bi il faut mu am mais boo koy def aussi da ngay réfléchir ci nan la ñuy valoriser loolu lépp sinon c'est des investissements bi nga ko def du dem nit ki dana béy ceeb yaa ngi dégg béy soble da ngay dégg ñu ne béy nañ suñu soble am nañ ko ku béy sa soble dañ jënd soble bi yépp parce que ñu ngi koy consommer avant ñuy importer
est-ce que yaa ngi may dégg. bu fekkee def nañ ko am nañ mën nañ transformer pomme de terre bi mi ngi fii day sawarloo nit ñi parce que chaîne bi yëpp la ñuy jël valoriser ko te du loolu rek li ñu war a def Sénégal bëri na am nañu ndox am nañ suuf su baax am nañ ay xale jeunes mais nañ leen fexe ba li ñuy béy mën ci dund mën ci naat mën ci dimbali seen njaboot mais loolu mën na nekk parce que ñi fi jóge di dem Espagne bu demee lan la ñuy def. witt ay doomu garab la ñuy def. ak yan condition la ñu nekk foog nga dem nga xool. gisaguñ fi nag ku jóge taax dem àll ba di bay. ci gone yi loolu nu ñu koy fexe ba régler ko gone yi taax yi. waaw nangoo dem ci àll bi bay. am nañ gone taax yu bay man mën naa la jox de numéro nga woote des gens ay xale sénégalais. yu nekk en Europe di liggéey dans des entreprises mais day jël vacances ñëw ñu ngi ci tool yi. parce que ñooñu commencé jàng na gis nañ commencé nañ gis njëriñ. ñooñu ñi fi nekk laa wax. te bëgg a toog Ndakaaru rek wala ci dëkku taax yëpp bëgg am dara ba pare nangu ñoo dem ci àll bi. non xam nga àll aussi. nuñ leen mën a ñaaxee. non ni ñu leen mën a ñaaxee nañ ko commencé. xam nga Babacar man damay wër damay voyage damay xool damay laajte. supposons tey dañuy wax science civique par exemple nga dem ci benn dëkk. même mun naa bañ a citer mais parce que nga jëm États-Unis da ngay nekk élève nekk étudiant wala nga nekk élève collège dañ lay obligé parce que daf lay topp ëllëg lépp loo bëgg def ci pour état bi jàppale la dañ la laaj ndax def nga volontariat maanaam il faut que yow déjà même boo nekkee ci école secondaire il faut nga am foo xam ne service public boo xam ne da nga fay dem liggéey fa bénévolement pendant un certain temps fi nga ko liggéey ñu noteel la ko ëllëg soo ko présenté soo ñëw yàgg moo liggéeyu ngeen di compétir ci dara yow mi defoon volontariat parce que liggéey nga sa réew boobu bénévolement day nekk un plus yow est-ce que comprendre baax na suñ yooyu aussi dañu war a xool. mel ni service militaire rek. non du service militaire sax parce que volontariat da ngay def volontairement nga fa service militaire. am na ñu sàkk pexe service militaire. pour tàggat gone yi seen voilà loolu lañ def. parce que da ngay dem mën nga dem liggéey ci archive mën nga dem liggéey ci bibliothèque mën nga dem liggéey ci espace vert mën nga dem liggéey ci mairie bi mën nga liggéey ci volontairement nga sa koñ mais dañu woon ne kii kat mi ngi liggéey réewam te kenn fayu ko ci parce que mi ngi koy def volontairement xëy na mën nañ ko jox as tuut mu passé mais loolu bu ñu koy def day dimbali xale bi xam ne réewam ci la bokk. beneen bi mooy jóge nañ fi dem Espagne exemple encore. ñu ñëw ñuy waxtaan ci affaire immigration ñu invité ma parce que boobu dama bëggoon won espagnol yi seen xale yi ñu bañ am ay attitude seen foog man ma war a wax lu tax nit ñi di ñëw fii xale yi ba ma demee dama leen wax ni ñi fi ñëw am nay doomu buur am nay doomu kilifa du ay baadoolo économique moo leen tax ñu ñëw fii mais dignité lañ am kon na ngeen xam fi ñu jóge wax leen aussi lan moo am relation ak suñu koom-koom nan la ko ñoom ni ñu ko doon jëlee pour tabax seen ay réew di wax mais amphithéâtre bi dafa feesoon dell ci université la woon ba ñu paree ma ne leen mais yéen nan ngeen def ba université bi feesee nii étudiants yi ñëw ñu ne ma dañuy waxtaan ak recteur bi wax ko si lan mooy suñu parce que dañu war a changer mentalité suñuy doom ñu bañ a xam nan nañ gisee émigré yi pour seen intégration dañ ñu leen bu fekkee ni bëgg nañ xale yi ñëw te pour ñu ñëw dañ leen di wax ni ku ñëw ci cours bi maanaam ku ñëw ci conférence fekkee si ko daañ la may un certain nombre de points pour sa examen en fait bi loolu moo ko feesal donc ay innovation ay da ngay xool la ngay xam ne ni dama koy jox noonu comme exemple pour seet nan lay innovation ba woo ci kilifa yi ci ay ñoom état d'esprit mentalité itam mentalité yi mën a changer. waaw jërëjëf Mody Guiro njiital CNTS/FC jërëjëf Georges Déthié Diop ñu ziar ñëpp Fati ak ñamu toogal ci kanam tuuti xibaar yi ci wolof ci gàttal ci RFM ñu yendoo ak jàmm. merci beaucoup Babacar Fall mu nekkoon sunu ñu nekkoon fële